altine talaata àllarba alxamis ajjuma gaaw dibéer mbokk yi tey la altine numéro bu njëkk ci ayu bés bi jëm seen programme bi la di yoor yama fukki fan di 10 ci weer wi ñu nekk di weeru mai atum 2021 ñu santati borom bi subhanahu wa taala gannaaw bam ñu may fekkee ak tal ba ñu mën a dellu si waat jàkkaarloo ak yéen di nuyu waa Sénégal jox cër waa biti réew ñaana leen ndoxteeru ayu bés bu neex waaye kenn lu jàmm ak salaam mënatu compagnie soxna Thiaba moo doon nuyoo noonu di wét beneen ci jotaay li waaye laata ma si dikk ak ñoom ma jaajëfal ñi fi nekkoon ñu wuti leen ci toog yi ñu dal di teew wax dëgg yàlla béggal ñu ndax démb la laylatul xadri ñu ñaan yàlla bépp lépp lu ñu fa ñaan yal na yàlla nangu ko si daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasaare ko si réew meeg àddina sépp tabarkàlla ñaan yàlla ku yàgg ko féete bu ñëw rek gën a xewle moromam ñu jaajëfal Oustaz Malick Ndiaye bi nga xam ne moo fi nekkoon daloon Thierno Siraji Sy ak waa groupe Sopp Nabi bàyyi ko ba HLM Grand Médine ñoom wuy si invitation bu am solo boobu lay jëm seen programme boobu la di yooru koor ñu ni waale Oustaz Mohamed Ndiaye naka noonu Oustaz Souleymane Diaw am mbégteeg bànneex daal di feggu ak moom gannaaw ba ñu ko wax dëgg yàlla sore na ak ñun jotaay li waaye ma nga si Louga mel ni ne mi ngi bokkandoo ak ñun jotaay li moom kilifa boobule di doomu Louga doomu Njàmbur doomu Sénégal Mouhamadou Lamine Bara jenn Baye Bara surtout Mbengue ak Aram Sarr ñu ngi lay nuyu di la ziar ba tey di la ñaanal weeru kooru jàmm ak salaam mi ngi xëccu jëm si jeex jenn Baye Bara tabarakallah li des bareetul muñal rek am mbégteeg bànneex daal di feggu ak moom tam kilifa la di tout tànk bokkandoo ak ñun jotaay bu am solo bi borom li ci dëkk bi borom Géejawaay Chéri Ngoma Mass Mboup Mbouba Jali asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah soxna Thiaba. maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar am mbégte am kontante di nuyu Dadi ma ci États-Unis ñu ngi lay fay fi nga fël tey baax na trop. man mi waaw tey xam nga. mais comme daf la noo. dafa am looy symboliser. man mi ci la femme africaine. macha allah parce que Thiaba teint noir vraiment dafa nekk loo xamante ne tey fu ko neex lay fël la. non macha allah parce que dafa symboliser la femme africaine. man Thiaba bu ma koy gën a fan ci plateau mooy bu ñëwee tagalu def ni à la sénégalaise génn nii fu nooy fii mooy baax dama lay xooli ba du Soda Mama Fall ndeysaan. tabaarakallaah ndeysaan da ngeen niroo ay. maa ngi koy nuyu Mama Soda Mama Fall seulement enquête nga ko rawee rek. waaw enquête investigation. moom léegi day def émission de. mi ngi def émission 2S. mi ngi def émission 2S. waaw yaay booy ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Mama Kindi Lam. waaw fi nga fël moom tabaarkalla Ndeye Mbaye boo ci tegee nag boo ci tegee ne Mama may Daaru defal Mbaye émission Mama Dial Mbaye bu émission bi jeexee naa yëkkati ginaar ko te jox leen loolu moom duñ def lu rafetlu ko sénégalais rafetlu ko. nga ne je pense nga ne dégguma la. dama ne waaw xalaat bi nga am ak sa mbaaxaay xam naa ne balaa émission bi jeex wala bu jeexee maak sayit mii dañu jox njëgu ginaar ndax tàmm nga ko mënee nga ko mbaax moom bu baax la ci ndeysaan di nuyu kilifa diine nag kilifa diine yi ñoo téye réew mi ci ay ñaan ba mu taxaw ku nekk jël ba nga jiite ñu ngi lay ñaanal baax nga yàgg fi loolu te wér ndax damay faral di wax ne trésoru Sénégal yi dëkk yëpp amul mooy kilifa diine yi ñu am boo nee Sénégal ñu ne dëkku Cheikh Ahmadou Bamba dëkk El Hadj Maodo Malick Sy dëkku maam Maolana Cheikh Ibrahima Niass dëkku Bou Kounta Ndiassane dëkku maam Limamou Laye ci Thierno Omar Fouti maanaam richesse boobu mooy Sénégal ak suñu mbokk chrétien yi muy dëkk boo xamante ne dëkku ñaan la mais di bàyyi xel aussi ñi nga xamante ne ndeysaan jamono ji ñuy toog di waxtaan ak yéen ñu ngi ci hôpitaux yu tëdd feebar laati kaaf ñaan suñu borom mu teggi leen nattu boobu ak ñi caabi féete ginnaaw aussi ñaan suñu borom mu teggi leen nattu boobu mais di bàyyi xel sama xarit Serigne Medoune Seye borom taw feex di ko nuyu di ko ziar bu baax sëñ Aliou Cissé waa marché Mame Diarra sëñ Aliou Cissé maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak waa géej waay gi ma dëkk samay sëriñ yaay ju baax ak baay ju baax maa ngi leen di jox cër bu baax a baax ak soxna Goma Gueye maa ngi koy ziar bu baax a baax du nuyu nag sama camarade de combat di suma xarit Oustaz Seydi Diallo l'éloquent macha allah xam naa démb moom bu xool bëti xam ne laytul xadar wallaay ndeysaan ñu ngi koy dañuy jàmbaar rek ñu ngi ñaan rek yàlla nangu ñaan ñu ngi koy dañuy jàmbaar rek tabarkàlla waaye laytul xadar moom macha allah yàlla na yàlla nangu ñaan daal def ci réew mi jàmb ca allahumma amin waaw si noonu nga koy présenté joxe ko kàddu gi nga ne la c'est que Mass man je suis pas ton égal quoi il faut que tu le saches tabarakallah jatta baab jatta dóor doxew ma noonu parce que kilifa goo jox jamono ji correcte gi ñi ñaa ngi xalaat ñaw ñuy xalaat ganaar ca ba sa bët laa liir na di nga tabarakallah laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Babacar waxal ak moom sëñ Baara nga xel dal ca ba na la kii na la yónnee yow Cheikh Niass ngay waxal wala madame Niass wala kan ngay waxal xama kuy Cheikh Niass xamatoo ko non am na lu xew nag non Mass nag vraiment yow man ku man xam yow purux nga doo gërëm ñamu daaw demal rek Cheikh Mouhamed Xaafis Niass bu Sidi Lamine Niass ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar Oustaz Seyd Diallo Ahmadou borom Médina salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu
Ajaratu Caba Dramé maa ngi lay fay nuyu di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu sàmm la amiin may la wér amiin yaa ak rabbal wérle wallaay amiin fekkee ak tal sutura su yaatu amiin tawféex yoo xam ne yàlla da koy bëmbëstal sa kaw amiin te nga muurloo ko amiin yaa rabbal aalamiin ba mu daal di saawaan baawaan Amiin. yóbbaale mbokk gi yóbbaale dëkkandoo yi yóbbaale soppe yi noonu la ñuy wax kii di Mass Mboup l'enfant terrible la koy tuddee l'enfant terrible la kay l'enfant vraiment terrible bu fii di Walfadjri borom li ci dëkk bi ak borom relance yu doy waar yi waaw léeg-léeg mu relance invité bi rek invité bi xaw a tergiversé moo ko tey de waaw ma ne Mass daal moom day dox ci kaw gaa yi comme ni mbëri yi def waaw day dox sa kaw du la may nga xalaat nga ne man mi laa ilaaha illallah jërëjëf léegi noonu la ñuy wëlbatikoo jox ñi nga xam ne ñun ñuy seetaan fépp fu ñu mën a nekk jox leen suñuy loxoy xol ñaanal leen jàmmi yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla defal leen ko defal ko mboolem jullit di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala laylatul qadr gi nga xam ne ñu ngi koy dàkk ci fukki guddi yi mujj ci weeru koor gi ñu ngi ñaan yàlla ñu ne ko dàkk amiin yaa rabbal pare aalamiin ne ko nikk yàlla nangu ñaan yëpp buñ ko nee nikk rek mooy ne suñu aljana leer na nañ ndaxte jaamu yàlla boo xam ne 83 ans yàlla bu la mayee nga fekkee ko ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon kenn xamul nu mu toll moo tax nit dina dugg aljanna ñu yóbbu ko ci étage boo xam na ne ay jaamu yàllam yóbbuwu ko fa ndax biñ ko tegalee ay jaamu yàllam dafa war a nekk rez-de-chaussée yàlla ne ko fekkee nga 20 laylatul qadri 20 laylatul qadri yooyu dañuy jël 83 multiplier ko par 20 yooyu loolu la yéegal ci gratte-ciel yu mag yi kon yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu mën koo teewlu lépp luñ ci def ngir yàlla gërëm ñu yàlla na yàlla dimbali ñu ba mu doon moom kot te ñu fekkee ko ay ati at di nuyu Samba Linguère di ko wax ne Cheikh Bara bul bouger ñu ngi ñëw léegi incha allahu rabbi incha allah ñan yi comme am na ñu fi nekkoon nag ni daaw ñu dëgg yaa ren di ñu wute ko kon yow bu la yàlla maye nga fekkee da ngay sant borom bi doolu si la nga ko doon sant te ñaanal ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu ngi ni daaw ren di ñu wute ko kon yal na yàlla yërëm leen te yéex nañu ñañ fa fekk ak ña leen fa fekk yëpp tabarkàlla àddina nii rek la demal ak maa ngi dikk rek la potu ndaa la ku naan da ngay jox sa morom mu naan ci taatu doxool mi ngi noonu ñu jaajëfal suñu mbokk techniciens yi nga xam ne ñoo xarañ loolu féeti si wàllu xarale gi lu di njaak ñoo di njaak ñoo ñu fas yéene gunge fii la ñu yëkkati kon bi le jotaay doo rek si yaayu xale yi di ajaratu Penda Diallo Guèye Ndioro Bassi ko Alaaji Adama mi ngi feggoog tonton Pierre Jacques Gabriel Préra bu tata Elisabeth du ñu Isaaxa Diagne Naar Modou Fall Kor Assou Cissé du ñu fàtte Babacar Lo Ndaam moom wala Babacar est-ce gis naa ko fi sax doomu Louga Kéba Thiam Torodo sëñ Babacar Diouf a ñoo ko bàyyi l'homme de Ñaaxaar borom Ñaaxaar mooy l'homme de Ñaaxaar moom borom baax la ndeysaan kenn gënu ko ndeysaan namoon nañ ko ndeysaan day reñ sele rek day defaat daf ñu bàyyi dem ànd ak journal yi dem reportage c'est que dama min terrain bi léegi macha allah tabarkàlla ku sawar a ngeen nii nag Babacar tey dikkat nga si kattanu borom jërëjëf ñu suubaat si liggéey bi sëñ Mass am na lu ñu la dénkoon dafa toll waaw Caba ñu ngi ci parce que aussi li ñuy wax souvent Walfadjri day dem à la source bu coow amee bu jafe-jafe amee bu litige amee bu nit ñëwee wax souvent dafa warloo ak ñoom ñu jug dox ci ay tànk te incha allah gëm nañ ñu balaa semaine bee jeex nañ ci indi ay clarification yu am solo waaw parce que histoire boobu nekk na histoire bu doy waar boo xamante ne tey jii réew mi ñëpp a ngi koy waxtaanee gannaaw ba mu jàllee ci yor waaw parce que am sa doom muy liggéey ci bërëb jékki-jékki am fa jafe-jafe ci wàllum xëccoo poste surtout ci wàllu wér-gu-yaram waaye détermination ak engagement am tax na ñëpp naw ko ba ne diwkat tey bu poste doon dem ñu doon jox poste doon te kee ëpp diplôme waaye kii mooy toog ak mayu borom bi ak mayu borom bi suñu borom parce que Caba di nga gis souvent nit nekk ci bërëb àggul amul maqaama yenn maqaama yi waaye yaroom mbaaxam yaatuwaayam bëgg nit souvent nag te li gën a garaaw nag Sayid mooy ci milieu de référence yu mel ni hôpitaux yi Caba hôpital li ñu fay war a teg dañu war a xool ñan lañu que ça soit muy médecin bi muy infirmière bi
muy aide-soignant bi aide-soignant ba ci ñiy pousse chariot yi ñooñu war nañ tout le temps di xool ñan lañ fay teg ba ci accueil bi. ba ci accueil bi ca ba hôpital nit day feebar déjà Sénégal ñëpp dañoo feebar voilà kenn wérutul. xam nga lu tax ca ba dañuy dox rek. nit ñi dañuy dox souvent ngay gis kuy dox jékki-jékki daanu nekk lépp. fekk gis nga kii dox ba ci yàgg mu jékki-jékki daanu mais kooku fekk na dajaleen ay feebar yoo xamante ne ka nekk hôpital tëdd kay dox wala kay toog ci télé bi wax ko gën a feebar te bu ko defee nag ñu naan na pourtant nag léegi la ma romb kii léegi laa ko gis léegi la lii. Très pourtant bien. moom des na pourtant dara jotu ko. Voilà. kay dara jot na ko dalaa waxul dara. mu ngoog xam nga ça va nous permettre def benn digression porox ndollu mbaa ñu parenteeru jaar ci li xewoon Linguère parce que ca ba gis nga tey bu ñu waxantee dëgg sa parenteer bi négligence yow mën nga fa jàll. ah te sa parenteer ba gandaw. ca ba fu ne la ñuy jaar xam nga lu tax gis nga sayt li xew Linguère moo xew ci hôpitaux yu bëri moo xew ci poste santé yu bëri Sénégal nañu waxante dëgg négligence bi am ci hôpitaux yi manque de matériaux yi am ci hôpitaux yi hôpital ngay dugg tey ñu am problème mu médicament problème mu paracétamol hôpital ngay dugg ci poste santé yi ñu am problème mu alcool am problème mu coton am problème mu compresse ca ba li gën a doy waar mooy teg fa ci souvent ñoo xamante ne tey bu malade bi ñëwee ñu war ko dalal war ko accueillir ñoom ñooy jël kàddu yu tegginu ñaaw di ko teg ci kaw malade bi nga xamante dafa indi jàngoro souvent nga ñëw mais patam patamee gi ñu lay patam patamee caba ci hôpitaux yi accueil bi mais aussi yaa koy def ba nga koy def dafa neexoon astafurlah. souvent jigéen yu wérul yi Ndeysaan. les femmes enceintes souvent bu ñu nekkee en travail tey dem ci au niveau des structures pour ëmb nit ñi ëmbee ci jàmm imbi ci jàmm da ngay dégg yenn baat yi infirmière yi leen ko teg ay yaa ko doon def ba mu ne ay toogal fele yow wuyu ma téye sa kii bi ñu ngay snap de waaw diw gis nga li ma sant tey ah tey de macha allah tabarkalla ah nanga ma nanga loolu malade bi grave waaye yow kii dafa bëri coow da toog ci taabal bi waaye mais yooyu noonu mais loolu dëggantaan dañ koy wax noonu. Mais dañ- ay ba nga koy def neexoon nag yooyu dañ koy wax. dañ koy wax caba c'est grave loolu. dañ koy wax mu la talaataa dootoo ko dañ wax. koy wax. dafay aji sa gabaab. wala nga ñëw tey jii xam nga médecin bi ñëw toog un agent assermenté bu malade ñëw toog sa wet war nga am pédagogie boo xamante ne di nga ko tooñ naxtaan ak moom kaf ak moom reetaan ak moom ba ne ko ah lii du dara waay li ngay def souvent am médecin nag ay jàmbaar la ñu il faut féliciter le corps médical d'abord parce que attention Sénégal gii ñu nekk caba hôpital yi ñoo gën a feebar malade yi ndeysaan. y a des postes de santé yoo xamante ni ak structure yoo xamante ni caba gis nga xoolal ñi fay nekk ay stagiaires la ñuy jël duñ leen fay conditions yi doy waar la ñuy nekkee caba naka ngay tiimee malade bëgg koo faj bëgg koo alcool bëgg koo merkaro korop bëgg koo consulter te yow kenn consulter wu la bi ngay jóge sa kër bàyyi wu fa dépense ndax loolu moo waral ñuy amal li nga xam ne moo di ay grève xëy na dañuy ñëw waxtaan ak ña nga xam ne ñoo si ñoom la ñu jokk ñoom la ñuy waxtaan ak yooyu ñoo war a faj seeni coono gannaaw borom bi subhaanahu wa taala parce que kenn ku nekk booy liggéey si bërëb am na ñoo xam ne ñoom ñoo la chefé du dëgg ñoom ngay waxtaanal ngeen waxante loolu leen waxante teg kay bi dëxañ ci lu baree bari kay de doléance yi bari na ñu ne la bés sàngam daañ ko saafara bés sàngam boobu la jot doo ko saafara te yow rawatina nag côté wér-gu-yaram côté enseignement du am na mais côté wér-gu-yaram surtout parce que li tax ma wax ko tey rek am na benn malade boo xam ne dafa amoon rendez-vous hôpital mu nekk na fa nga jógee sori na la ngay dépensé si ay taxi metti na passe beeg yooyu nga ñëw ba fii yaakaar ne yow mi la nga bëgg dinañ la war taxaw parce que rendez-vous nga am alhamdulilah nga war a am surtout boo dee sa tànk dañ koo dindeek yooyu nga ñëw ba fii ñu ne dañoo grève 48 heures je vais pas du ma citer hôpital bi bon mais ñëw ba fii ñu ne da nga grève imagine kooku xamoo poosam fan la toll loolu tam dara gënu ko metti la faute à qui la faute à nous tous mais li ëpp ci faute bi gouvernement laa koy jox parce que ñoom ki leen fal moo ne mun naa teggi seen njàqare dinaa fexe ba ku feebar faju ku toll ci jàng-jàng déplacement ma yombalal leen ko ku am alal ma fexe sécuriser ko yow sa jëmmi bopp ma sécuriser la bu ñu demee ba Linguère li fa am ay taabal yoo xam ne ay fil la ñuy korkoral di fa teg xale yoo xam ne mëtuñu xale yooyu nga xam ne mëtuñu soxna Caba dañu waroon fekk lu mët ci hôpital ba mu mottali xale yi mais malheureusement salle boo xam ne ni mu toll kenn xamul nan la
nee nañu tous les matériaux sont obsolètes. nee na bu ñu amoon li ñu bëgg ñoom du ñu liggéey parce que conditions yi leen teg permettre ñu atteindre seen ay objectifs. tu vois waaye bañ a abandonner population bi nga xam ne sa ñoon new ci ki nga xam ne mi ngi dëkk ba Daara Jolof. patient jël saret yegg si ba foofu ñu ne ko kat soxna si il faut que li sa biir bi ñu dindi ko pour mun la sauver sa doom. ñu daal di xotti biir bi daal di jël xale bi war ko teg ci couveuse. mais malheureusement couveuse yi fa amoon kenn xamul nu mu toll. li ci gën a metti nag mooy. ñu bàyyi ba xale yi faatu. ñu jël matériel boobu fa manqué woon ñu indi ko fa. kon matériel bi. commandé wuñ ko. médecin après la mort. après la mort. est-ce que. ba pare ñu ne ñi nga xam ne ñoo fa doon liggéey ñoom ñooy endossé li nga xam ne mooy problème bi te c'est pas normal le directeur de l'hôpital moom li ko war mooy def recensement des besoins mais kat hôpital bi soxla na 3 infirmières soxla na 3 gardiens soxla na salta soxla na ci wàllu matériel médical lii soxla la suñu banque de données yi lii ak lii ak lii su defee expression des besoins yooyu c'est à l'administration de transférer cela au ministère de la santé et de l'action sociale. soxna action sociale. bu ko defee moom itam ci wàllam mu transféré ko. ca kaw a kaw ca kaw a kaw ñu boole ko ci budget bi ñaata ngay dégg ñu ne budget rectificatif. assemblée la ñuy woote benn budget rectificatif ndax gis nañ ne kat mbënd am na ñu ne alal ji nga xam ne joxoon nañ ko pour des dépenses. secondaire ministère yëpp ñooy dañuy voté benn projet de loi boo xam ne pour rectification budgétaire yéen seen loolu yëpp ñu rallongeel ko waa santé ñu dugal ko ci mbënd mi ñu dugal ko ci santé bi ñu dugal ko ci daara yi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe pourquoi mënuñu ko def ci santé bi. elle n'a pas de prix. pourquoi mënuñu ko def ci santé bi man bërki démb ak bërkaati démb yëpp maa ngi woon hôpital. dafa am benn mère mi ngi ànd ak doomam mère bi yor saagu bi nga xam ne c'est la ordonnance yi nekk. xale bi yor beneen saak bi mu def yére maire bi xale bi mi ngi jógee ba Kolda ak yaay ji ñëw ne day dugg vigile bi ñàkk xam gi mu ñàkk xam réew gi mu réew léegi kay wallahi ne maire bi doo dugg fii ndax maire bi ne ko damay faju ji mu ne ko doo fi dugg doom gi ne ko ñun ñu ngi jógee ba Kolda ay waay démb ñu voyagé démb am fu ñu abal ñu fanaan fa ñu xëy tey 6 heures du matin gars yi ñëw 8 heures mu ñëw pour dugg parce que hôpital bi may wax nii dañ koy réfectionner pour nga mën a jël billet d'entrée il faut nga dugg ci porte bi nga xam ne mooy porte d'entrée bi mais bokkul ak porte d'accueil bi ndax dañ koy réfectionner. ah c'est portail bi quoi maanaam ci portail mag bi waaw. waa ji ne doo fi dugg xale bi daal di koy xorom. ne ko maire bi dina dugg ci nii mbaa ci naa. ban xale doom kii mu àndal doomu maire bi. bu jigéen wala bu góor ku góor la. xale bi bu ko vigile bi laalee mu dee. waaye moom na dee yaayam dund moo ko gënal muy gis yaayam di dee ak souffrance ak li mu daj ci déplacement yaay ji ak ki arrogance bi mu am ñàkk teggin gi mu am ak dëgër bopp gi mu am ñi fa nekk ko ñëpp di ko ñaan mu ne du dugg. mais la moo tax mu ne yaayam di dugg mu ne mère bi du dugg. ne na waa ji femme bi amul këyit bu koy wan ne rendez-vous la ñëw amul ticket boo xam ne wane ne fii la génnoon. ma ne ko yow mu ne ma ne ko yow lan mooy. ñoom tam dañuy jot ay kii yoo xam ne dañuy jot ay consignes. parce que li ñuy def mooy ndedd ko bandum rek. man maa yor agence bi. séeréer laa samay mbokk séeréer laay jël. am nañu compétence amuñu compétence. tukulóor laa tukulóor laay jël. lébu laa lébu laay jël. loolu moo bëri ci structure dëgg yàlla. waaye booy bi dafa mujjee dugg. dafa sox waa ji. sox men. doo ko dóor kurpeñ. Oustaz bi mu ko dóoree kurpeñ maire yi newoon foofu ak paa yi newoon foofu doon lijjanti ni ñuy duggee ñëpp sot waaja. sot ko parce que dafa metti xeex ba caba da ngay jëlee wala Oustaz yow da nga bokkoon si yi doon sot. man sot naa de da nga at sot naa. loo def da nga parce que dama wax waa ji ne ko xoolee kii bu doon sa ndey ndax di nga ko téye kii est-ce que xam nga li muy daj. ci àddina ban méttit la moo ko jëlee Kolda ba fii. bu doon lu mun a xaar du toog. du déplacé wu di ñëw ba fii. mais loolu rek mën naa yokk mais loolu est-ce xam nga xeex boobu rek wax dëgg yàlla fajul dara. xëy na xeex nga ba dugg waaye wax dëgg yàlla mënoon na jur leneen. parce que seytaane moom day frankulaay rek toog. mais day jur leneen. mais wóorul dafa am loo xam ne mën naa yokk sax la lay métti. booy bi da ko dóor meneen maire bi gajj xale bi. waa ji ñaata la man ma ba wax ko. yaa wax lii. beneen gardien moo jógee fee ne ko yow. lii lan la léegi yow Oustaz yow xam nga fi ne nii Oustaz li ngay wax wóorul de
fekkee aussi wax noonu ki ngeen dóor dafa am lu ko dal. man damaa dugg ak sama jabar xàmmeetul kan la ma jox la exemple. waaw duggal sama jabar yaa ngi toog ni si télé bi wax ko nii mën na la fekk si fii. dama ne waaw man li may def làqatuma booy bi naa la i lépp lu ma sañ te def damay noppi lu ma wax ci ginnaaw doomi aadama mun naa ko wax ci kanamam yóbbu sama jabar mu toll ci matu ñu war ko dugg salle de travail femme de ménage mais dafay fobeere oh day fobeere ban heure ay 9 heures mooy day fobeere des fois duñu xam sax kan mooy dem kan la ñuy jàkkaar loolu man dama yéemu quoi te xale bi xam naa ko de ah feeñuwuma ko moom xamu la ñoo dëkkandoo fii ci moom xamu la xamuma mu ñëw mu ne ma da ngeen di toog nee ndax damay fobeere ay waay Samba femme bi di ñëw mu ne man ki may relevé lay xaar yéen dem leen ngeen toog nee bàyyi metti sama ma nekk fa ñetti jigéen wallahi mënuñu taxaw mënuñu toog mënuñu tëdd ku ci nekk sa benke ñenke ku nekk mi ngi yuuxu oh feebar tawat kenn ku ne mi ngi taawu ay waay biiram ñuy xaar ñu ne ñu dem leen salle ba nga xam ne fa la ñuy defee baptême ñu dem salle ba fekk fa 100 personnes foo xam ne 25 personnes ñoo fa war a toog 100 personnes lañ fa fekk ëmb yi ñu fa teg xajul ci 16 21 ëmb mooy accompagnant ya ñu ne ñu nag suñu malade nañ dem foofu ma ne leen mukk man ma toogal sama soxna ci karo yi moo ma gënal ma dem fee infection di ko fa fekk ay waay souvent microbe di ko fa fekk souvent nit dina dem hôpital jële fa beneen jàngoro jële fa jàngoro yóbbu fa jàngoro mais jële fa beneen jàngoro mais gis nga 45 minutes toog nañ ko fa di xaar 45 minutes ñu sa ko pare ne fendi na ñu ñëw mu femme bi ne ma non xaaral ñi may relever ñu ngi ñëw waaw ñu toogaat di xaar ñu koy relever doo ko ñëw mais aussi il faut faire vraiment nag tam war nañ jël soit seen xel ñoom itamit xam nga fobeere booy fobeere te xam ne yow ay malade ngay yooyu da nga war teel a jóg kon fajar jar na 5 heures du matin sax nga fobeere boo gannaaw nit ñi dañuy teel dugg si hôpital bi am na waxtu woo xam ne si la ñu ubbi buntu yi yow balaa boobu war na fekk nga fobeere ba mu fendi boo dëgg yàlla waaye ñëw naa damay fobeere bu kenn ñëw bëgg indi ay problème bu la yàlla nattoo nga biddanti bàyyi malade bi dugg salle de travail ñu consulter ko nga continuer waat sa fobeere yow ñàkk fobeere goog nga ñàkk fobeere noonu moo gën a néew lu muy lor que nga téye doomu aadama ba mu nar a accoucher ci mbedd mais est-ce que gisoon loolu Oustaz Sène Mass ñàkk waxtaan parce que loolu itam kay def liggéeyam foofu moom mën na am coow li si moom la yem ña nga xam ne ñoo ko jël maanaam médecins yi docteurs yi nekk si biir mën nañu bañ a yëg li xew infirmier bi loolu la mu wax dégg nga duñu yëg moom wow moom tam loolu la dama toog ne moom wow non dégguma Mass ni mu ko waxee ñu fobeere ba pare mu ñëw mu ne ma dama toog ne non kay fobeere ñi may relevé ñëwaguñu non wuy ma kay fobeere moo la wax ne la fobeere gu ma normal wuy ma kay fobeere moo la wax damay fobeere xaaral ba mu wow léegi ba mu paree ma taxaw waaw infirmier bi génn ma ne ko damay indi benn patient mieux wala mière mu ne ma xoolal ñu ngi fobeere dama toog fee wax bu gàtt ay waay ma ne ko doo xool mu ne ma dama toog ba ñu kii fooy toog mu ne ma salle de baptême xoolal ko caat buntam ne war a mais ma yaakaar ñi laa biir ñoo war a liggéey boobu ñi laa biir affaire bi woowee ba daaneel bi mu woowee waaw femme bi génnaat ne ma xaaram ñi may relevé ñu ngi ñëw ñi koy relevé waaw ñu toogaat di xaar gis nga caba yàlla suñu problème mais keroog dama dal nag da nga dal dama dal keroog mais mujjoo xorom dimanche boobu la dama daloon macha allah sant yàlla alhamdulilah mais ñu ngi la si ndokkeel bu baax comme mucc na si jàmm ak salaam mais bi bien que daj nga ay coono mais alhamdulilah rab loolu tam itam pour baax la lu baax la njàngale la si war na ne ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dem l'hôpital amaana mun ñu toog si ay télévision wala si ay rajo di wax ñoom lu ñu xam kii seetaan du xam li xew mais yow da nga am occasion nga toog si télé c'est parce que da nga ko dund moo tax nga ñëw wax ko moo tax ñoom xamuñu kan la ñu gis xamuñu kan la ñuy dajeel kon il faut faire très attention nga mel am jàmm ak ñëpp parce que wax ju neex sarax la nit du feebar ba pare nga yokk métti itam indi ko yeneen xeetu jàngoro jéppe ba mu lay jéppe am na ñu bari ñoo xam ne loru nañu si biti wala si bërëb yooyu mel noonu ma wax la dara ca waa ndax wax ju ñaaw dañuy wax léeg-léeg nga dajeeg médecin bu góor wala bu jigéen ni mu lay traité nga yaakaar daf la nopp ndax ni muy maas laa billaahi da nga yaakaar daf la nopp boo gàttee xel na nga def ba yaa ngi ci jàmm ndeysaan jël nga garab bi ayoo kaay nii toogal ana xale ba laa biir ki nga gunge woon foo toll ñaata garab nga ne ñett laa jël mu ne am bii mottali ko demal nga jënd ko ci biti ndeysaan soo ñëwul mu wala foo ne ba nga yaakaar ne kii leneen moo ko yëkkati te loolu mooy seen rôle parce que sociologiquement dañ ni doomu aadama bi soo dalalee xelam rek faj nga 70% malade tout à fait yàlla moo leen nga dem ca yàlla moo leen boole si ñooñu xam nga macha allah bu ñuy waxtaanee wàllu wér-gu-yaram le problème est assez sérieux trop le même problème est assez sérieux xam nga tey jii li xew Linguère ñuy ut bu ko mystère bëgg jël ko faute bi wékku ko ci agent de santé yi waaw bu fekkoon dans un pays
bu am charisme bi la ñu nekk dans un dëkk bu ñu nekk dëkk bu jaar yoon dëkk bu am yoon fekkoon ci lañ nekk ministre de la santé mooy njëkk a démissionné parce que maa ngi koy wax sànq ci samay kàddu Sénégal hôpitaux yi ñoo gën a feebar malade yi Sénégal la majeure partie des agents de santé yi nekk ci poste yi lañ leen di neexal ñu ci bëri fayuñu leen Sénégal le plateau technique n'est pas relevé Sénégal tey jii boo amul xaalis boo demee hôpital da ngay dee. tu meurs problème bi am mooy da ngay gis ku dugg hôpital caba demal Fann Dantec principal ci biir hôpital bi ngay gis. pour ne citer que ñooñu mais bari na. hôpital yëpp wala sax nga bañ ne lima. très bien l'hôpital yi. parce que dama am lu ma vivre foofu. ci biir hôpital bi. ma gis ay nit yu téye seen ordonnance caba. di wër ci biir ordonnance bi ñun kat dañ ñoo bind rajo nangam bi ñu war a def nangam dimbali leen ñu ay waay boolu ñu dimbalu di yelwaan ci biir hôpital bi ngir mën a def rajo ngir mën a ñu mën a laal seen malade. mais est-ce que tam dëggantaan ñoom tam ñooñu la parce que am na ñoo xam ne ay dóorkat lañu. caba dañuy profité moo tax léegi kenn dootu wóol ti kenn. caba ci rang bi la ñuy bokk li may wax lu leer la ci rang bi la ñuy bokk. waaw bokk ci rang bi daa tax nga déglu ma wax la rek ci rang bi la ñuy bokk dem nga ànd ak ñoom gis ñu dugg ci rang bi ñooy leen lii kat nangam la. d'accord waaw bu dee loolu la. ñu ne waaw léegi laa fay kay léegi laa fay ci kii bi malade ñu ne ko déet lii foog nga def ko. ndeysaan mu ne wëññeet ci rang bi jël téléphone am woo mbokk yi tële nga gis mu dugg ci biir hôpitaux yi di yelwaan lu ñu jëndee ordonnance caba les cas d'urgence warul am négociation. urgence tey jii ki ñëw urgence waruñ koo laaj xaalis dañ ko war a faj ba pare. lijjanti ko ba mu génn ci cas d'urgence ba mu nekk. bu fekkoon mënul woon noyyi mu noyyi ba fekkoon bal lañ ko dóoru ñu génn bal bi. bu fekkoon dafa am muy xëpp deret ñu fexe ba lijjanti xëpp deret boobu lan moo ko waral. mais li gën a garaaw mooy yenn. aussi il faut ñu comprendre damay wax tuuti nañu comprendre agent de santé yi dama leen di yërëm des fois. da nga ci nekkoon nag yow. waaw parce que secteur la boo xamante ne peut-être man nekkoon naa ci en tant que agent USAID nekk ci liggéey avec les infirmiers de poste ak yooyu noonu ak affaires yi mais dafa am lu leer. gis nga agent de santé yi ñoo gën a sonn kuy sonn d'abord seen payoor dafa am ñaari secteur névralgique ñaari secteur yu am solo ci réew. benn bi ca ba wax na ko léegi mooy éducation beneen bi mooy santé. waaye éducation sax boo wérul doo dem fenn. doo jàng. moo tax gis nga problème mu santé Sénégal dañ ko war a lijjanti ca ba li gën a doy waar ca ba li metti sama xol man mooy les insuffisances rénaux. ca ba tant que yaa ngi ci àdduna lu mën a laa dal. moom kay dund gu sotteegul nag lu neex. mais ca ba problème mu insuffisance rénaux yi Sénégal. ñu am insuffisance rénale tey état xaalis bi muy jël di ko pasare di ko yàq ci ay terre te terre baa ngi nii eggul Diamniadio la ñu wax Sénégal soxlawul loolu dafa am ay priorité xaalis boobu ñu jël tey jii di ko yàq ci ay leneen naan financement des jeunes di ko politiquer ci réew mi bu ñu jëloon xaalis boobu tey jii caba insuffisance rénaux yi ñu dugal ko ci ñoom ak ñëpp de du xam nga dama loolu rek borom cancer yi non Sénégal moom boo fi amee yenn feebar yi moom bul sonn ak yeneen yoo caba xam ne ñu ko tudd mais man dama def un appel solennel pour tey jii ñu dimbali ñi amee insuffisance rénale parce que caba mu tax feebar la bu métti moom kay feebar mais caba boo leen fekkee tey jii ñu war a def dialyse wala ñu dugg ci yeneen caba sa xol day jeex nga gis hôpitaux yi ba pare li gën a garaaw moom Amidou Diallo nuyu wala itam El Hadj Ndiaye bu baax ndeysaan moom yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla saaf yal na ko yàlla yërëm kan yal na ko yàlla yërëm professeur mel na mi décédé jiite woon insuffisance rénale yi Diallo dafa mujj daal mujj na faatu Amidou Diallo waaw Amadou Diallo ay waay jile yal na ko yàlla yërëm waaw un combattant daan xeexal bu baax xam nga kañ laa ko xam ba may nekk 7FM fa mu nekkoon ci gannaaw mooy def naa mooy Fendek école bi dafa jiitoon école baax bay bëgg a dee wóor na yàlla bëgguñu danaan jékki-jékki da nga si fii bi nee la yónnee jox la benn affaire ñu ne kan la ñu du bi après mu bind turam nii rek day bind rek kii bi mais duñu xam kan la exactement ba ñu dem lu yàgg soo ko xam ne kon la depuis boobu la ñu wóoralante ak moom monsieur Diallo Fendek ñu koy jaal njabootam bu baax di ko jaal ay élève am itam si cap rue 10 lañ nekkoon ku jàmbaare wallaay ndeysaan wallaay xeex na ba sonn toog fekk temps yooyu maa ngi Zik FM dem naa sa fi mu nekk fii Bourguiba ma invité ko benn plateau Zik FM ñuy toog di waxtaan mu ne ma gis nga feebar bi expliqué ma combat bi mais jour boobu caba sa barangooñ yi non dafa sonn non xam nga caba lu metti gis nga li ñu war mooy tey ji mooy tey ñu xool li gën a garaaw Sénégal mooy léegi da ngay feebar doom hôpital yi ñu bindal la ordonnance boo mënta jënd
ñu jox la rajo boo xamante ne xamoo foo koy defee yow déjà dof nga. wallaahi est-ce que comprendre nga beneen bi mooy nga jugee foofu ne man kat xaaral comme lii dem naa hôpital yi sonn naa dem ci tradipraticien yi ca ba nga dem ci tradipraticien yi ñu ne la ticket consultation 5000 francs ñëw ñu jambi reen jaxase xasub dimb xasub looro nangam baax na looro boo tax nga jàpp looro xanaa nga sonn xamu tax looro baax na pour coono dégg naa xasum looro xasum tëng ak reenu séq ak non caba léegi nga faj xam nga lu bëri dañ koy wax mais aussi dafa nekk ñaari millions yoo xamante ne santé kenn war a ko caaxaane Sénégal dañ ko war a régulier loo xam naa du ñàkk dinañ amaat yeneen jotaay yoo xam ne dinañ ci mën a waxtaan mais côté nekkin bi man doxalin bi ni ñuy doxalee gannaaw da suñu thème dafa nekkoon ci wàllu woowu si mooy soxna Fatima ñu gën ko xam si bàjjen infirmière la woon wax dëgg yàlla mënoon loolu liggéeyam ñu bari choisiroon ko bañ jékki-jékki nga xam ne maanaam dañuy war a protéger waaw xam nga ne tey jii kii def na yaa 13 ans de cela boobu ba léegi mooy loolu ay mbokkam jaaxle nañu dem nañ sax ñeneen dem nañ ba découragé man ko découragé du wàllu gor diggante xàcc ak dóor la yiw yàlla xàcc wala pour ma daaneel foofu rek damay wax rek li tax ma wax loolu waaw c'est parce que yërmande gu ñu am ci askan wi la pour nit ñi état jël responsabilité am réguler ñaari secteurs yi muy médecine moderne bi ak médecine traditionnelle bi au moins malade yi am feebar mën a dem faju ci tranquillité d'accord ba pare ñu dimbali infirmier yi ñi ne ci àll bi xam nga ñun dañoo toog Dakar fii rek naan poste santé bi nangam mais boo demee ci àll bi caba dem ay Ranérou dem ay Lugoro Colli dem ci Oréfondé ci moo poste tax ñu santé si bari bu ñu leen bëggee affecté dañuy bañ parce que dañuy xam condition ya leen fay xaar condition ya leen fay xam ne amul courant ndeysaan amul courant hôpital boo xam ne boo amul courant ba xam nga ne booy rawale waaw mais sage-femme bi rawale tey ji jigéen ji ëmb war a indi mu dee ci table bu ba xale wala mu ñàkk bakkanam enquête da ci am boobaa dañ leen faute dañ leen di sonal faute nangam la te fekk na tey ci biir salle boobu amul matériel yu doy tout récemment fàtte naa dëkk bi femme bi moo ko wax ci rajo bi waaw maa ko dégg mu ne moom salle bi nga xam ne fa la patiente yëpp di nekk nee na foofu lay rawalee xoolal loolu ñëpp di gis bureau la am ak benn salle nee na kii sibiru day toog nii ki soj toog na le kii ngi wasin toog nii ki soj juumoo de yaa ngi ne ku soj toog nii tabarkaal dafa am sama benn xarit ndeysaan sama rakk la sama benn oustaz ñu gëj a gisee fan yee ma dem julli jàkkam bi ma paree ñu ne ma yow gëj nañ la gis ma ne maa ngi fi ñu ne ma sawaayee nga le ma ñëw na nga def mu ne ma maa ngi fi dégg naa da nga tawatoon ba da ngaa corona mooy li ma dal de moo raw corona mu ne ma lan mu ne ma man hémodialysé laa ak a metti xale bu ndaw ndeysaan bi mu maree matul sax 3 ans déedéet wallaahi kenn xamul luy dale mu ne ma sayit ma ne ko naam mu ne ma 3 fois laay def par semaine benn bu nekk 65000 wàññiwuñu ko benn bu ne nee na ma bi ma demee bindu ci liste état bi ñu ne ma maay 1000e personne te li ñuy jël par jour du mat 50 te dañuy dem ba ñàkk seen liggéeyam non mënul nekk chaque 2 jours rendez-vous chaque 2 jours rendez-vous la nga am li sa ndey am li sa baay am waa koñ ba dañuy dajale ba dootuñu am lu ñu dajale nga dem ca quartier ba dajale ba mënutuñu dajale ak service yi nga dem ci social yi ñu ne la ku la yónni kan moo la fi envoyé pour branlon social oui hôpital boo dem nit yor ordonnance di wër social moo ko war a jël y a des milliards qu'on injecte sur ces structures sanitaires je te jure état bi laay wax oto yi ñuy dawal ministre français yi duñ ko dawal britannique yi duñ ko dawal Grèce yi duñ ko dawal jéeri kay daa bakkane ba boo demee France ay lan lañ yor ay Renault oto boo xam ne boo ci defee 10 000 francs mun nga dem Mbuur ñëwaat ñun oto yi nga xam ne moom la suñu ministère yi yor boo ci defee 30 000 munoo dem Mbuur ñëwaat façon entretien bi façon caba ay 8 yoo xam ne lu doy waar dañu waroon ubbi ligne bi sax waaw déggoo sànq maa ngi koy laaj génn yooyu da ciy baax waaw si simili waaw léegi si simili yi ñuy dese bu ñu doon ligne bi dañu ubbi téléphone bi di nga gis as ñu dugg waaw léegi maas jërëjëf man soxla sànq ba tey maa ngi bëgg wax numéro bi mais mu mel ni dama ko xaw a foget dama ko fàtte 88 628 99 99 ñu daal di ba 113 88 628 99 93 628 88
88 628 99 99 113 dañoo dem ba minatuñu ko ndax dañu ko namoon 88 628 99 99 113 mi ngi noonu affiché wu si baawu écran bi mooy bu mu jokkoo bi leen di permettre ngeen daal di accéder à l'antenne bokk ci li nga xam ne moom moo di waxtaan wi lu def waxulu ay di jàmbat mbiru l'hôpital yi si la ñu nekk bismillah oustaz. xam nga gouvernement sobre et vertueuse damay jox nguur gi ñu bàyyi xel Omar ibn Abdul Aziz maamam buur la woon maamaati maamam buur la woon baayam buur la woon ñu jël nguur gi seen loxo moom bu wëlbatiku nekkaat buur biñ koy fal dafa ne musuma ñaan jiite jullit ñi ci lu nëbbu wala ci lu feeñ biñ ko joxee nguur gi ñu ne ko laa nuru di suwaaka ñun soxlawuñu keneen ku dul yow ndax sa jub sa ragal yàlla sa màndu sa doylu ak sa xam-xam ak sa compétence yaa ñu doy mu génn nar a war mbaamam ñu ne ko noonoo fas bii nga xam ne teg nañ ko tegal ko ay jóoloolu yoo xam ne or la gémmiñ gi ngalaab gi fi ñu koy takk or la xale bi xar bi lii di fas bi ñu takkal ko ay perle yoo xam ne jamaa la daal di jël cortège bi teg mu génn ñu ne ko lii mooy sa voiture de fonction mu ne man bax la bi ma indi doomu fas ak mbaam bi nga xam ne moom laa indee moom laay delluwaat ndax man mi dugg ngeen fal ma bi ma génnee soppeekuwuma benn ndoom ma ngeen teg fii te yéen a ma ko jox yéen a am kàttan gi ñu ne ko fan nga jëm mu ne kër gi ma dëkkoon laay dëkki wallahi bi mu yekkee ci biir këram dafa ne soxnam Fatima mu ne ko léegi loo yoroon ci or génnee ko jabar ji ne ko dox lan mu ne du ma jiite ñoo xam ne ñii bu ñu xëyee du ñu am lu ñu lekk ñii du ñu am lu ñu jëndee ordonnance ñi nga xam ne seen doom yi amuñ lu ñu leen di fayale ngay takk or yoo xam ne boo génnee 3 millions ngay gàlloo di génn en tant que man du ma ko def fii ko amul xaalis boo feebaree da ngay dee. waaw léegi ana ñuy yàlla ana ñuy borom bi subhanahu wa taala am lu mu leen dénk fii ku fi moomul sa alal moom la yàlla nañu yàlla musal si alal gu ñu moom def ko fa nga ko war a defee ak na nga ko war a defee dimbal rek te yàlla tax tey ji booy wane yéen dimbal tey am na foo xam ne boo fa taxawoon tey nga dimbal ñu bëree bëri ci télé bi wane sab góom mais gis nga caba Sénégal liñ fi war a wax lañ fi war a wax balaa ñu laa mën a dimbali nga toog ci télé bi wane sab góom wala wane bët boo xamante ne dafa nangam wala wane budut yi lang ñu soog laa mën a te ñu ci bëri li ñu wax ne dañ koy yónnee duñ ko yónnee c'est pas vrai woote ci télé bi ne man ma nekkee gañ man la ministre bi def émission waaw ku ñëw ne joxe leen numéro gañ siri dañ ko daan woo naan ko yow yaa lekk xaalis bi mu ne ma Sayid mama gañ mu ne maa ma ngi koy nuyu baax ma fii Sayid maa ngi moom ba depuis def sa numéro mu ne ma sa numéro comme ni ngay def ni lay wax man ma fis lu ma tax sa numéro bàyyi noonu moo gën a wóor de dañ may jaxase àdduna non dañ lay jaxase àdduna yaakaar na yaay woote ci télé bi ne diw mais balaa ñu la mën a dimbali woote ci télé bi ne diw dimbale naa ko nangam boobu fa yow say salaire boo bëggee dimbali ñii demal hôpital yi ñun loolu joué nañ ko si théâtre bi mooy Sanjoogi bi mu defoon rek mooy théâtre bu rëy boobu théâtre bu yàgg boobu nga xam ne man lu ne daj naa ko si ñëpp yaakaar dëgg la te fekk théâtre kese la woon pour yéen nit ñi suñu théâtre ba yow fekkee woo ko woon ak yaay foo jamono yooyu waaw maa ngi fi woon théâtre bañ ñee caba yóbbu na xaaj jàmbur bi dana waar allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah madame Ndiaye Adja naka ñu def ngi delloo ziar bu wér yal na yàlla nangu sant yàlla waay bëgg nañ déggante ak moom bu baax a baax baaful bi est-ce que du ñëw wet wi tey Diallo maa ngi lay ziar bismillah tur bi naka la tur bi ak fi ñuy woowee am na Mama Rokhaya Kéba Mama Rokhaya ñu ngi Mama leen Rokhaya di ndeysaan jërëjëf ngeen def jërëjëf kontaan nañu macha allah jërëjëf yaay boy kontaan nañ ci téléphone bi waay alhamdulilah ñoo ci téléphone bi wala ñoo ko fàtte woon fan yi ma ni ko Maas mon cousin Maas maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax soxna si Mama Rokhaya sama cousin yëpp mbuub la ñu sant jërëjëf toujours ma yóbbante ko Sayid nag xam naa du la ko wax waaw ndeysaan yaa xëcc ay noppam nag baal ma mu ne dina xëcc non samay Sayid nopp laay xëcc ay noppam kay ndax lan dama ko ca dégg du la wax sama yóbbante du wax sama yóbbante ndeysaan dëgg la yaay boy jërëjëf waay ñu ngi rafetlu jërëjëf kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu yaay boy maa ngi leen di yóbbante nuyoo ci sama doom ci sama lépp Serigne Bara waaw sëñ Bara mi ngi lay fay ci Louga waaw kay jërëjëf jàmm ak xéewal jërëjëf Mama Rokhaya merci beaucoup kontaan chéri El Hadj jërëjëf suñu yaay booy la Mama Rokhaya ma koy nuyu bu baax di ko ziar di ko gërëm di ko jaajëfal si kóolute gi si woote bi ak it si di ko ñaanal kenn du jàmm ak salaam di nuyu waale tonton Lay Diagne
borom baax la kenn gënu ko da ngay def émission sax des fois sa rongoñ dal sa dënn moom itam ni mu dalee sa dënn noonu lay dalee si bosam du yàggul dara semaine bi mi ngi naa ma caba dag maa jooyloo ma ne ko yaay booy ñu ngi jéggalu baax a baax noonu la ko yumpaañ day sali waxee ak keneen tabarkal waxtu mi ngi xëccu jëm si jeex boo demoon copito yi jooy daw jooy ba sonn daa dëkk sénégalais les sénégalais sont fatigués des fois dem di jaamu yàlla si la maa ngi jox anecdote waaw sénégalais yi dañu feebar sama doom 2016 bu jigéen dañ ko opéré waaw maa ngi ak beneen femme femme pour mu faj doomam dafa dem leb banque bi mu ñëwee ñu opéré doom ji bàyyi fàtte ciseau ci biir bi ay yàlla maar gay taali ciseau la ñu fàtte ci biiru xale bi c'est grave erreur médicale chirurgie infantile ciseau lan nga wax ciseau ciseau xale bi ñëwaat ñu opéré ko dindi ko ñëwaat ko affaire bi fàcc ah illah maar gay taali ñu ñëwaat ko troisième fois xale bi dee erreur médicale fa rabbul kaaba ay yàlla suñu borom femme bi avant 2 mois yooyu ñu nekk ci hôpital bi génn dugaat femme bi bu pesé woon 50 kilos léegi pesé tul 10 mu ne ma waaye oustaz xaw ma fan laa jëm ak banque te bi bu paree banque bi sonal ko banque bi da ko baal wala banque xamul baale baal ayo Famara waxal mu baal ko alalu jàmbur lay jël Famara dinaa ko woo non doy na ah waar yàggul lii ah gis nga yàggul loolu yàgg na mais ab amaana sax ñàkk na ci non liggéey li mu wax nii li Saïd wax nii bëri na am na koo xamante ne compresse lañ fàtte woon ci biir bi et puis la ñu bàyyi amoon nañ fi beneen yenn dafa fàtte stagiaires yi jóge extérieur ñu indi leen suñu hôpital yi ñuy jàng suñuy di jàng ci ñun di faj dañu faat ba keroog ñuy mën non ñu duñu ay ko bàyyi loolu professeurs yi nañu dellu loolu jàngale lañ ko bàyyi. ji suba incha allah ñu dellu àggale opéré ji bàyyi politique bi professeurs yi nañ dem faj yi et puis koo ci nañ gis- dem jàngale ji koo ci gis mu nekk encadré hôpital, boy yi koo ci gis mu nekk hôpital suba ñu am na àggal ko clinique incha allah koo ci gis mu nekk hôpital am na clinique boppam Ah, di jël waaw. yenn malade yóbbu seen kii gis nga Sénégal yóbbuñu secteur santé leen. moo gën a feebar mais bi affaire Linguère bi coow lii man de heureusement que yàlla bu ma ñuy dimbali situer responsabilité le ministre de la santé si boppam moo war a démissionner tey suite saa sax ñi ngi ci grève 48 grève heures suba- urgence yi kese la ñuy jël waaw ñoom moo nee tax nañ tey ji am na malade bu ma ko wax lay ndeysaan ñu koy massul coono jóge fa nga jógee mu sori loolu nga paas la ngay paas xamoo fan nga ko jëlee ñu ñëw ñu ne dañoo grève nga bëgg a retourner waat et puis ñu ne la pour 48 heures 2 jours l'hôpital daal la ngi noonu man heureusement xam naa yàlla ma dimbali parce que maa ngi woon ci métier ba maa ngi si waroon nekk daal xam comme yaa ngi ci de non comme man mënuma piquer nit yow yaa ngi man pikiir piquer sax mënuma ko yaa ngi pikiir kaddu gu nga rafet gi lii piqûre la ba piquer mënuma ko Orientation yi moo tax non moo tax neew ma si médecine ba laa wax moo tax yàlla teel ma si génne yow boo doon piqûre da nga enquête malade bi du ma piquer mënuma ko sama damay gaaw a kii sama xol bee oyof mbokk yi yor la woon maas dimbali ma moo la métti sa bopp moo la métti maas asalaamualeykum dig daje suba incha allah si kàttanu borom gis nga seet nee na ganaar